mboolem ko fi daje ci bis bu màgg bi Cheikh Abdou Serigne Cheikh Gaynde Fatma woote woon ko ci ndigalu ay waajuram ay kilifaam muy Serigne Mountakha Cheikhul Khadim ci ndigalam ak ñam ko bokkal yépp ci kilifteefu Serigne Sidi Mbacke Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne moom la jox baatu yoon wi muy jëwriñam jox ko tam baatu dëkk bi mu saytu ko Serigne Cheikh Abdou ñu ngi lay ndokkeel ci bis bi bu baax ndax bis bu tal nii boo ko wootee teg ko ci ndigal toppatoo ko ba mel nii yow day mission bi nga yàlla teg ci sa kaw Serigne Touba di sa maam ñaari yoon wane nga ne cër boobu fa tabarakallahu mérité nga ko ba tax na ci turu chef de village yëpp ñu nekk 93 chef de village ak mbooleem délégué de quartier yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi yàlla jagaleel na ko ndax ñëw leen ñu xool leen faj leen sama am Serigne Touba waxoon na loolu bu yàgg kon soo ñëwee yow def lu mel noonu fa tabarakallahu ñu ngi lay sant ci turu mbooloo mi di la gërëm ndax fii képp ku fi ñëw tey la dalee ci 28 foo sànni batt mu tag nit ñi dirang depuis 8 heures du matin ba fi mu ne xaajagul loolu ku ne xam ne lii benn bis rek sax xajul ci benn bis une semaine boo buñ ko fi continué woon jàpp naa ne yëf yi dana dérouté lu toll noonu kon nag yooyu itam ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal sa mission yegg ndax lii kat mën naa ne daana am de fu bari waaye fii ci Touba yaa ko fi njëkkee kon grâce Cheikh Abdou ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm loolu daal laa doon naa ko jot li ci turu mbooloo mi nga xam ne noo ànd liggéey bi soo fa tabarakallah nga di leen xéewal gu toll nii yàlla na ko sama am saxal bu yàgg a yàgg ci yow te nga yàgg ko taxawee ci barke Sëñ Touba wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Avec la délégation marocaine qui vient dans le cadre de cette activité de compagnie sanitaire au profit des gens des citoyens de la Sénégal dans plusieurs villes. On est content d'être ici, d'avoir aidé au maximum les gens qui ont besoin de cette action. Le fait d'avoir assez un nombre très nombreux des gens prouve que l'intérêt de cette action est très important et qu'on fasse un travail noble. Notre travail est dans le cadre de bénévolat. Espérons, Inch'Allah, أن يبارك لنا في هذا العمل. On tient à remercier les organisateurs sénégalais, on tient à remercier tout le pays du Sénégal pour l'accueil, pour l'intérêt qu'il tient à nous aider à réaliser nos objectifs. On tient à remercier tout le monde qui a participé et tout le monde qui fait son effort pour élaborer cette action menée par Nakhil Galaxy Optique et l'école cristalline et le club des investisseurs marocains. On espère que ce travail renforcera la fraternité maroco-sénégalaise et qu'il y aura plusieurs actions à aux prochaines années, Inch'Allah. Espérons que le déroulement aujourd'hui se passera bien et le maximum de gens bénéficiera de cette action. On vous remercie pour l'accueil et merci beaucoup. jërëjëf ñu ngi sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sant sëñ Touba ñaanal sëñ Mountakha Bachir mu yàgg fii lool ci ànd ak wér tey nag ñu nekk fii ci Touba ci caravane médicale boo xam ne suñuy mbokk marocain ñoo ko indi Sénégal suñu sëriñ suñu xarit suñu kilifa ci boor yëpp taxawaayam rafet lool ci dëkk bi muy Serigne Cheikh Abdoul Ahad Gaynde Fatma dox ko bi mu ñëwee dénkoon ñu organisation bi ñu àndoon kook vraiment ay ñu takku mën naa ne xale yi yëngutu ci dëkk bi yëpp jigéen ñi boole ñu ak waa kër docteur yi nga xam ne ñoo nekk fii di gérer mbiru faj gi ci dëkk bi ñoom itam seen taxawaay rafet lool
ma mën cee citer docteur Dieng mi di médecin chef de district bi nekk sama wet ak médecin bi nga xam ne mooy Diouf nekk fii ci centre de santé bu poste bu 28. sëriñ bi nag bi mu lijjante lii teg ko ci suñu loxo wax dëgg yàlla li ñu waroon a jël ci ay matukaay yëpp jël nañ ko ndax démb lañ leen ànd ak moom ak ñi ma tudd noonu ñoon ñëpp ñu accueillir leen yóbbu leen ci Serigne Cheikh Bass mu nekk rencontre bu am solo ñu jóge ci loolu wax dëgg yàlla fi ñu leen aménageel mooy kër Serigne Touba gi ñu dalal leen fa boole ñu ak waa Hizbut Tarqiyyah au passage maa ngi leen di sant di leen gërëm wax dëgg yàlla ci turu Serigne Cheikh Abdoul Ahad ndax bi leen Serigne bi joxe ndigal dara manqué wul ba léegi ñu ngi foofu ci kër Serigne Touba di toppatoo xéewal yi pour que vraiment suñu frère marocain yi ak ñi ñu àndal ñoom ñëpp ñoom si la ñu nekk dans de bonnes conditions def un bon séjour fii ci Touba. tey nag ku ñëw gis niñ ko doxalee organisation bi population bi tubaarfakalla macha allah génn nañ ñëw ci suba ba léegi ñu ngi consulter patients yi wax dëgg yàlla mën naa ne sans risque de me tromper objectif yi nga xam ne Serigne Cheikh Abdou ak ONG bi nekk Maroc ak waa kër docteur yi nekk fii moom lañ assigné woon ci caravane médicale bi mën naa ne vraiment atteindre nañ ko à 100%. kon ñu ngi félicité bu baax acteurs yëpp yi ci jàpp ci turu Serigne Cheikh Abdoul Ahad Gaïndé Fatma rawatina waa ñi yëngutu ci wàllu kër docteur géré loolu ci dëkk bi. sant également marocain yi ci liggéey bu am solo bi nga xam ne dañoo xam ne Maroc ak Sénégal ñaari réew la mais benn réew la réew diine la fii di dëkku diine ñu bàyyi xel bu baax Touba ñëw amal fii loolu ñoom itam ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant également ñi nga xam ne ñoom lañ àndal organisation bi ñoom ñëpp wax naa ko léegi xale yi jigéen ñi ak kilifa yi nga xam ne dañoo bàyyi seen itte yëpp ànd ak Serigne Cheikh Abdou ñëw ànd ak ñun ci organisation bi kon bref ñi ngi sant ñëpp waa presse bi également démb ba léegi ñi ngi def seen liggéey ànd kook ñun ci liggéey bu am solo bii kon daal loolu laa bëggoon wax vraiment ñun ñi nga xam ne ñoo yoroon organisation bi nous sommes très satisfaits nous remercions vivement le peuple marocain à travers ce peuple-là ONG bii nga xam ne dañoo ñëw indil ñu lii Sénégal indil ñu lii Touba kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di yëkkati nuyoo bu sell jëmale ko ci xalif général des Mourides muy sëñ Mountakha Bachir di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ko ñaanal mbooleem njabootu sëñ Touba ak mbooleem cheikh yi nekk ci yoon wi ak taalibe yi ñu ngi yëkkati nuyoo di ko teg ci loxo sëñ Cheikh Abdou Gaïndé Fatma ngir mu àggale ko bépp kilifa bu fi teew ci bésu tey bi te bañ ci fàtte ñi nga xam ne ñoo fi teewal mairie bi ak chef de village Touba Mosquée di teg suñu nuyoo ci loxoom ngir mu àgge ko chef de village yi nekk ci gox bi yëpp di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw nekk suñuy gan tey muy ay médecins praticiens marocains ànd ak ay sénégalais ngir ñëw taxawu askanu Touba muy mission boo xam ne sëñ Cheikh Abdou Gaïndé Fatma moo ko dox ba mu sotti boole ñu ak ñoom ngir ñu ànd liggéey ngir mën a taxawu population Touba ci anam yu rafet ñu koy rafetlu di ko ci sant bu baax ndax mission bi kat am na une vingtaine de médecins maanaam ñaar fukki médecins yoo xam ne ñii ay spécialistes lañ ci wàllu ophtalmologie mooy wàllu faj bët faj ak saytu bët ñii ay spécialistes lañ ci wàllu optique mooy lépp loo xam ne rek dafa màcc jëm ci wàllu defar ay lunettes ngir fexe ba nit ki gis-gisam mën a jàppandi ñu ànd aussi ak ay médecins généralistes lu mat fukki médecins généralistes
ak ay gynécologue ak ay échographiste maanaam ñoo xam ne dañuy def échographie loolu yëpp nag ñu ànd ko ak médecins yi ñu fi fekk ngir mën a taxawu askan wi nga xam ne ñoo yittewoo paj moom te ku ci nekk xam na ni ci wàllu faj bët Touba xaw na ko tumuraanke tuuti ndax service yi ko am ci biir hôpitaux yi Matlabul Fawzeyni moo ko am te sooy xool lim bi fay dem di ko yittewoo hôpital bi attanu ko ba tax ñuy rafetlu lii nga xam ne ñoom def nañ ko indi ay ophtalmologue ak ay opticien ngir ñu mën a taxawu nit ñi ci wàllu woowu te lépp ñu def ko mu jàppandi lool ndax lépp loo xam ne consultation la ak wàllu lunette yi nga xam ne nit ñi dañ ko yittewoo lépp dañ ko def gratuitement may leen ko muy loo xam ne ñi ko daan yittewoo li ci ëpp suñu amee seen ordonnance dañuy dem Dakar wuti ji ko foofu kon suñu xëccee paj mi indi ko ba mu jege nit ñi ñun dañ koy rafetlu en tant que ki fi toogal ministère de la santé ngir taxawu population yi ci wàllu faj ak wàllu saytu seen wér-gu-yaram yemul ci loolu ndax échographie ku ci nekk xam na ne soo ko yittewoo da ngay fay li ci ëpp di nga fay lu tolloog $2,000 wala lu ko ëpp kon tey ñoom suñu ñëwee indi loolu def ko gratuitement seet fi lim bu takk boo xam ne suñ ko xayma woon tey war na mat ay millions ci liñ fi def ci ay écho ndax écho bu ci nekk soo ko xaymaa $2,000 rek lim biñ fi def tey takku na takk boo xam ne dañ koy rafetlu di ko ci sant bu baax wàllu lunette yi tamit gis nañ ne lunette li gën a néew ci liñ koy jënde dina àgg ci 25 000 jëm ba ay 100 nangam mille tey jii joxe nañ fi limu lunette yoo xam ne waxuma sax lunette yi ci boppam waaye consultation ophtalmo ku ci nekk xam na ne léeg-léeg nit ñi dañ ciy am jafe-jafe tey jii yomb na lool nit ñi ndax indi nañ ay médecins di ko def gratuitement kon ñu ngi rafetlu liggéey bi nga xam ne sëñ Cheikh Abdou ànd na ko ak jeunes yi ànd ko ak mairie bi ànd ko ak ñun ngir taxawu population Touba ci anam ñu demee nii anam yu rafet te ñun ñu xam porté wu geste bii mu def te du guléet ndax suñu li tubaab di wax récidive ci wàll woowu mooy nga def dara defaat ko ndax li mu jiitaloon mooy maye ambulance tànn gox yoo xam ne dañ ko yittewoo mu yëkkati ko maye ko fa kon tey jii su ñëwaatee def lii dañ koy rafetlu ba pare di ko ñaanal mu yomb ko te di ko wax bu mu yem fii mu fexe ba Touba gi yëpp lu demee nii ñu mën ci jote ngir faj mi gën a jàppandi ndax kat lii su fekkee ne yóbbu nañ ko ci yenn gox yi dina faciliter nit ñi ñu jot ci ay spécialités yoo xam ne amul Touba wala su fi amee lim bi fiy taxaw nit ñi doyut kon ñu ngi rafetlu bu baax di remercier praticiens marocains yi nga xam ne ñoo ànd ñëw fii ànd ak ñun ci paj mi ñu ngi leen di remercier xam nañ taxawaay bi ñu def tey ndax dañu jóge ci ay gox ñëw Touba te malgré fatigue bi ñu am yëpp tey jii taxaw nañ dignement taxawu nit ñi te ba léegi nii nit ñi pareeguñu ci di leen taxawu kon ñu ngi rafetlu di leen remercier bu baax ci turu médecin chef de la région ci turu ministre de la santé bi nga xam ne moom lañ fi toogal ngir taxawu nit ñi di leen remercier aussi ci turu peuple sénégalais ndax ñii ñu fajkat ay citoyens sénégalais lañ kon ñu ngi leen di remercier bu baax di leen wax ni coopération Sénégal-Maroc c'est une coopération exemplaire te lii daf koy gën a fortifier gën ko renforcer ñu ngi santaat sëñ Cheikh Abdou ci taxawaayam fii ci dëkk bi ci wàllu santé li muy def di indi ay njëriñ te lu mu ci indi rek da ciy diisoo ak ñun ñu ngi koy rafetlu di ko sant te di ko ñaanal vraiment lii yomb ko te mu wéy ci di ko defal dëkk bi ngir nit ñi